salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokki Louga mbokki Sénégal mbokki diaspora bi Souleymane Jules Diop militant authentique de l'APR membre du première heure moo dellu si waat tey di defaat beneen vidéo pour éclairer la lanterne des Sénégalais et des Lougatois en particulier selon la situation politique qui sévit depuis ce matin ci télé yeeg rajo yi ma wax ni situation bi fi am ba tey complot la état nag bu demee ba ay complot dese ko fin de règne la Macky Sall dafa nekk ci fin de règne may wax encore que ni bokkuma Pastef bokkuma réew mi bokkuma PDS bokkuma feneen APR la bokk di membre authentique di conseiller municipal ci mairie bu Louga di président de commission man damay ànd ak nit mais ci dëgg ak yoon duma ànd ak nit ba bu nee xonq na ma ni cur weex na ma ni tàll ñuul na ma ni kukk parce que ki ma àndal faluma mais man maa ko fal kon bu wax dëgg jotee dañuy wax Macky Sall faluma defaluma ñaari dërëm ay mbokkam la defal ak ay mbokki jabaram ak ay alpulaar te man dama bokk ci ñi ko faloon gone yi ko toppoon Abdoulaye Wade naan ko gone yi la topp man dama caa bokk te defaluma ñaari dërëm jóguma APR nag gedduma bàyyiwuma ci laay des di wax li may wax di def li may def nguur nag boo demee président de la république boo demee ba booy déplacé wu ànd ak ay nervi ñuy def lu leen neex c'est parce que fin de règne nga nekk yow lu waroo xaar ñu la koy wax xam nga ko ba ngay ñëw réew mi foo taxaw juróomi minute ba nga jotegulee réew mi day mel na àdduna buy tukki nga dem ba foo jëm nervi yaa la fay jiitu di dóoreeg di saagaak di padde loolu dafa am lu muy tekki réew mi moomu loo ko donn loo ko ci say way jur dañ la ko joxoon te jël ko jot na du alkaate la koy jox du policier la koy jox du ay nerveux la koy jox du waa assemblée la koy jox encore une fois dinaa ñëw nag ci sama carrière politique tey pour mu leer man maa ngi commencé politique le 16 juin bu Moustapha Niasse defee déclaration ber parti Moustapha Niasse APR laa njëkk a yor carte man ak Mbéri Silla le 16 juin bi Ablaye Wade ne bu wàccee ci réew mi nañ ko jàpp yóbbu ko kaso bi muy wax affaire 6 milliards Sonacos yi bi muy wàcc aéroport moom Moustapha Niasse maa ngi taxaw motion de soutien bi ko waa Louga doon jox maa ko remettre biir këram ñu gunge ko ba biir këram man ak Madior Bouna Niang kon politique duma ci xale yàgg naa ci Macky Sall keroog ba muy ñëw Louga en 2008 il était accompagné de Mbéri Silla et de Aminata Mbengue Ndiaye buntu boulangerie Fallou Mbacké j'ai pris la parole ma ni ko sénégalais mënul gis ku ñuy néewal doole te yow foofu nga toll bis ni ki tey ñu ngi ànd ak yow waaye bis boo demee bay def na Idrissa Seck defoon di dellu ci Ablaye Wade wax ñu ko ñu teel a ba ànduñoo ak Ablaye Wade te duñu ànd ak kuy ànd ak Ablaye Wade man mu ni ma ni ko bis boo demee bay gisee jeeg Ablaye Wade la ngay complot di lobbying boo yoroon 100 personnes def ko 99 te xam ni man bokkuma ca Macky Sall ba mu jëlee réew mi dañ koo plaideel fu ne xeexal ko fu ne ndax discours ba mu doon def mais discours ba mu doon def tey ak doxalinam tey comme 1 ak 1000 comme yàlla ak yaal yi ñu koy fàttali rek ni du ci condition yi la jote woon réew mi bëgg ko faa yóbbu assemblée bi nag li ma leen di wax mooy dañuy fàtte ni Macky Sall falu leen Macky Sall ay députéem la fal ay députéem la yor député yooyu nag askan wee leen fal ba pare ñu féetewu jéeg Macky Sall député yooyu di xuloog Macky Sall ak di ko xeexal contre Sonko pourquoi gox ya ñu leen fale xeexuñu pour la gox yow am war koo am député bi Mbéri Silla tey muy xeex ak Ousmane Sonko ci biir assemblée bi bañ naan toj nañ bëtam ak loolu dafa ruslu ñun waa Louga dañ cee am kersa ba bàyyi fa ay dàllam li mu war a waxu ko na mu xeexale Macky Sall noonu bañ toj te bëtam bu ko xeexale woon waa Louga teli bii jëm kër Momar Sarr ñu goudronné ko waa Ndakaaroo ngay naan ndox mu jóge Louga te waa Louga ndox mi ñuy naan bu neex la ñuy jaxase ak bu naqari jox leen waxu ci
tëli bii Macky Sall bu jëmee kër Momar Sarr day dem ci militaires yi àbb leen tëni sol jël avion bi dem parce que tëli bii ku fi jaar ak sa oto boo wàññeekoo amortisseur ngay njëkk a jënd bala ngaa dugg Dakar. député defe naa foofu lañ koy xaar mais du taxaw biir assemblée naan ku tudd Macky Sall ma dal sa kaw. Macky Sall encore une fois nañ xam ni falu leen askan wee leen fal dañoo nekk fin de mandat nag ñoom député yi ba pare bëgg Macky Sall reconduiraat leen moo tax ñu koy profitool di ko xulool ak di ko xeexal du loolu la ñuy xaar ci ñoom. 1958 ba Sénégal moomee boppam de Gaulle libéré ñu ak léegi assemblée bu nule nii masu fee am te dootu fi am. député yi dañuy fàtte li leen fal di si booru Macky di ko sàmbay mbayaanal Macky Sall falu leen encore une fois ils ont le droit de Macky ni loi bi lii la ñu ni ko voté wuñ ko parce que askan wañu fal ànduñu ci wala may ñu dem consulter di suñu askan mais lu Macky Sall génne moom aveuglément ils vont le voter parce que c'est le président de la République c'est leur mentor loolu du rôle lu député am nga droit bañ bu bañ jotee mais bañal ci loo xam ni du sa intérêt askan bañal ci loo xam ni bu sottee du jariñ sa askan mais toog biir assemblée rek ñëw toog lu Macky Sall ne aywa ngeen dem voté ko majorité mécanique tey dafa mel na majorité boobu ñoo fa nekkoon dafa mel na opposition bi tey ñoo yoroon majorité ba à l'assemblée parce que ils ont défendu leur cause dignement ay nekk fa naan mbaam yi waxuma ak ñoom mbaam yi non on n'attend pas ça d'eux xaaruñu woon loolu ci ñoom ay góor jigéen ñoo nekk assemblée des vauriens ñu tekkiwul dara ils sont dessus leur peuple dañoo tuutal seeni askan ñi leen fal askan wi la fal yow dëkk ba nga dëkk doo wax ba tudd leen bu dee lampa fa manqué doo ko wax assemblée ñu xam ko bu dee taliya baaxul doo ko wax assemblée ñu xam ko ñoom ñooy takkal seen bopp morceau yu rouge dem fay wal fajri mu ñëw ñu door a xam la xew ca dëkk ba ta nga ni da ngay xeex biir assemblée da ngay xeexal Macky Sall ak di ko xulool ak di ko dàggasanteel député yi delloo si leen seen xel Macky Sall falu leen bu leen fàtte loolu Sénégal nag ñoo ko moom Sénégal Macky Sall moomu ko gouvernement moomu ko assemblée bi moomu ko fi may tàmbalee encore une fois mooy le président de l'assemblée wax bu dofee nopp koy dégg war naa mën a nite Moustapha Niasse barki démb la woo parti ni leen ay la yowoon mënatumaa dem damaa jëm mag kaay leen jël parti bi mais duñ ci génnee suñ loxo dañ leen di accompagner lu tax defu ko assemblée sa parti xam nga ni mënatoo koo jiite te parti ba assemblée bee ko gën a ëpp solo fuuf ëpp ko ay charge nga attana bàyyi parti ba ni mënatoo ko mais assemblée bi moom président assemblée bi façon yéene bàyyi ko moom yaag moom ba biir bàmmeel est-ce que loolu c'est logique mag nag bu xamul suur naa dañuy jàpp ci loxoom seppi balaa gaañ boppam mbaa mu rey boppam Moustapha Niasse il n'a qu'à démissionner wala mu rendre le tablier ñu xool keneen ku digne ku mën a yore assemblée bi à son âge du lii la ñuy xaar ci moom à son âge du lii la ñuy xaar ci moom bi ci des mooy on a la meilleure police en Afrique après le Maroc Afrique amul ku ñu fi gën la sécurité ñu ngi gërëm suñu force de l'ordre yi bu leen Macky Sall buux ci kaw askan wi xam nañ li ngeen di jariñ xam nañu seen liggéey aussi après le Maroc on a la meilleure police au Sénégal gendarmerie police ñoo ko gën la ci Afrique ci àdduna bi sax laay wax après le Maroc gi ñuy wax moo ñu raw sax Maroc terroriste yaa nga fa fii terroriste bu fi dugg am na ñu doon recherche topp leen ba Europe ba ñu jógee Europe ñëw dugg en Afrique ki ci ni cëpp fii hôtelam lañ ko fekk jàpp ko ñu ni terroriste amul Sénégal terrorisme amul Sénégal fan la ñu mas a gis attentat palais présidentiel dafa mas a am attentat Fatick dafa mas a am attentat ñu bëgg ñu wooteloo ay loi sur le terrorisme amu fi bu terroriste amee seen chef mooy Macky Sall je le dis encore ak gouvernement am ak assemblée ñu naan ay blanchiment de capitaux ay financement de terroristes ñoom ñooñu la ñuy wax blanchiment de capitaux jàpp ñu fi benn député mu yor ay faux billets ñaata milliards di faux billets la ñu fekk ci moom est-ce que mu ngi ci kaso bi ba léegi dañ ko wutloo ji ay këyit nii il est gravement malade ñu gracier ko parce que ci pouvoir la bokk keneen ku ko fi defoon say mbokk dootu ñu la gis mbaa sa néew la ñuy jox say mbokk ni leen yóbbu leen suuli alors ñu ni kenn du ko wax ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor ay faux billets ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor xaalis bu bari
kon ñoom blanchiment de capitaux ci Macky Sall ak ay nitam la fekk baax ñoom seen biir wax nañ ko Moustapha Cissé Lo taxawul fii nii xaalisu drogue buñ ko doon calculer fii immeuble yi ci Ndakaaru yëpp ay wàcc kan moo yor xaalisu drogue boobu diplomatie yooyu nga xam kenn du leen contrôler bu ñu wàccee aéroport kenn du leen contrôler seen bagage ñoo fiy dugal cocaïne bi ñoo fiy dugal drogue bi ba pare ñu ni kenn du ko wax ñu bëgg koo jiiñ ay jàmbur yu xamul drogue nu mu mel ma suñoo gis drogue ma suñu koo fóon ñoom ñi koy tux di ci def tat ñoom ñoo ko xam fu ñu koy jëlee xam fu ñu koy jënde xam nu ñu def ba dugal ko ci réew mi te douanier du leen jàpp policier du leen jàpp kon nañu may nit ñi jàmm askan wi dofuñu askan wi dofuñu dañoo ni pat rek dañoo ni pat waaw Macky Sall nag qui remet ses pieds sur terre moomu ñu taddu masa moom réew mi ñaari mandat la ñu séqoon ak moom jeex na ba mu ñëwee jabaram la fal ak ay mbokki jabaram justice bi Marème Faye ko yor renseignements généraux yi moom dafa wane tuuneem sur toute la ligne ñu ngi wax mu nommé ab sous-préfet boo xam ni gaañu na depuis février na xoolaat renseignements généraux wala mu xoolaat li muy def wala muy def enquête de moralité Macky Sall du def enquête de moralité ci ay nomination ku ko arrangé mu fal la ku ko arrangé wul du la fal pël bii génn fii tey ci assemblée bi naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi kooku foofu lañ ko waroon fekk moo fi ni woon pour falaat Macky Sall bu ñu bañ ba jaasi yi génn kon moom jaasi la gëm defe na ni lu muy am jaasee ko koy may kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñum réew kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñum réew ah bi ci des ma wax un député il se permet taxaw di def déclaration te assemblée bi commencé gul ni day dal ci kaw Sonko pour lan pour faire plaisir à Macky Sall loolu mooy rôle du député pour faire plaisir à Macky Sall mais bu jaab yàggee gawar feeñ góor ni yow boo koy song war ngaa bàyyi xel ni am na loo bëgg waaye moom it am na lu mu bëgg nam fa demee nag neexuñu ñun waa Louga neexuñu dafa def déclaration ñëpp di ko dégg mu song góor ni moom la mu ca jële neexu ko neexuñu ñun waa Louga dañ ko làpp ba mu nooy Marrakech yaa ngi ci Facebook bi ñu defal ko TikTok ak fa ñu ko làpp bu xeexoon ci problème bu Louga jële ca loolu kon waa Louga ñëppay jóg tey bu subaat wàcc Ndakaaru xool nu ñu koy saafaraa mais problème mu Macky Sall la doon xeex naka ko Macky Sall saafaraal ñun dañoo sax ruus assemblée bu mel na géttu bëy daggasante beeg yaa ni maag maani la beeg mbaam ngeen ak yéenay mbaam ak bu ñu waxati mbaam mel na bu ma la ko waxati ci ñu nga xam ne askan wi leen fal xaaruñu woon loolu ci ñoom saafara seeni tawat wala ngeen yeggaleel leen ko fa ñu mënut a yegg lañ doon xaar ci ñoom mais du taxaw di ragal Macky Sall dig ginnaawam ñun Macky Sall lijjanti wuñ ko ñoo ko faloon ñaari mandat lañ ko faloon jeex na Ismaïla Madior Fall le constitutionnaliste international hors pair taxaw ñu posé ko ci mu ni nul n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats Mimi Touré waxaat ko ñu génne ko ci gouvernement bi waa ji sant Diop yoroon Dakar dem dikk loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi Mame Mbaye Niang loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi bu ñëwee di ñu tegal ay loi terroriste dafa bëgg pour bu déclarer candidature am ku génn manifester ñu collé le terroriste dugal la ci biir tëj ba élection yi passé du ko taxa am 3e mandat gis nga 3e mandat Macky Sall soo ko ŋaañee duñ la may sax nga yegg 2024 ci palais bi lañ lay fekk lum la jaral rek ñun jaral nañu ko ñu dem ci nag parce que moomoon nit ñi nag moomoon nit ñi te dañ laa joxoon réew mi ci bu rafet bopp toju fi deret tuuru fi ànd ak yow jubilé am ci yow yaakaar nga tas yaakaaru askan wi yor réew mi gunnaa ndaat problème mu réew mi baykat yi toll fii di xaar seen gerte ndox mi courant bi njàng mi nërmeelu nga mobiliser oto yi ak say ministre topp réew mi sàppari di lambari fu ne nga jaar fa te foo jaar fekk fa morso yu xonq boo amee ak jàngat boo delloo war ngaa jàngat loolu fuuta ga nga dëkk dañ la faa accueillir ak ay morceaux yu xonk ni fuuta tampi nga jaar feneen noonu au moment où tu es en train de sillonner le Sénégal pour crier haut et fort ak 3e candidature biir Dakar buggaa nañu lay wan ay abri provisoire alors que y a des milliards qui sont injectés dans l'enseignement say mbokk ñooy ay terroristes
parce que un militant de Farba Ngom taxaw na fii ci télé bi militantu Farba Ngom taxaw saaga nday ku dul alpulaar ñu jàpp ko 2 jours lañ ko ubbi ma nga Mantes la Jolie fa seen royaume tukulóor ya nekk kii taxaw tey ci biir assemblée bi di wax naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi on est dans quel pays on est dans quel pays ci ban réew la ñu nekk jaasi loxoo ko yor jaasi loxoo ko yor te jëmm joo gis fita nga ca fit yaa tolloowul nag bu leen ñu sonal nag moomu leen réew mi donnu leen ko ci seen baay réew mi ñi ko xeexi woon ay lajjoor ak ay albureeg ñooñu ñi ñaanoon jàmm Serigne Touba ak Alaaji Maalik ñu ngi fi seeni sët a ngi fi fëgguñu dënn bàkkuwuñu ay vaurien taxaw tey di bàkku naan ay pour falaat Macky Sall day jar ñu jël jaas yi jëlal jaas yi ba xam Macky Sall ay jaasee ko faloon wala yow da ngaa yor loxo bu mën a jël jaas yi te yeneen loxo mënuñoo jël jaas yi Macky Sall il n'a qu'à remettre ses pieds sur terre mu wax ak ay nitam moomu ñu gënuñu ñoo dëkk ci dëkk bi te ragaluñu leen justice bi ñoo ko yor di ko tripatouiller nu mu leen neexee jël assemblée bi def ko caaya Baay Faal foo xëcc mu ni tareet jël ay loi di changer di soppi du la tax a faluwaat yow sax pal 2024 lay jeex doo bokk ci candidat yi te doo duggaat biir palais lu mu la jaral nag ñun sénégalais yi jaral nañu ko comme noot nga sëriñ si léegi ba kenn dootul wax ñun sëriñ si la ñu gën a déglu ko Macky Sall sëriñ si la ñu gën a déglu ko Macky Sall réew mi nag boo yaakaaree ni yaa ko moom wala ay ragal a fi yeewoo nañ dem li ci kanam raw li bët booy boo nga tabax yeneeni prison comme niñ la ko waxee te génnee yeneeni loi bu dee loolu la da nga tëj ba sonn bu dee ku manifester terroriste lañ lay tudde da nga tëj ba sonn na kaso yi fees yow da nga am loo wax ñi fi jor jaas yi di rey ak ñi cambriolé guddi gi yëpp biñ leen jàppee c'est des récidivistes ñu nga xam ne yaa leen gracier ñii ci 31 décembre ñii 4 avril ay prisonniers yoo fekk ci biir prison bi defoo enquête de moralité nga libéré noonu ñëpp pour def sa politique alors que ñooñu ñoo nekkaat ci biir dëkk bi tey di dugg ci biir kër yi rey nit ñi di agressé yow nga war a waxal yow nga war a taxaw yow Macky Sall wax ak askan wi ci loolu waxoo ko ñi nga libéré woon ci 4 avril bi fête de l'indépendance ñi nga libéré woon ci fin d'année bi ñoo fi nekkaat di dugg ci biir kër yi di agressé yor fetal di tirer ci kaw nit ñi noonu la ñuy libéré libération boobu c'est typiquement politique graciation boobu c'est typiquement politique et c'est nul yow ñi ngay gracier sax xamoo leen gracier da nga koy def koo xamante ni xëy na dañ naan erreur a ko dugal ci prison bu génnee dootu ko def mais koo xam ni da nga koo génne même pas 2 mois ñu jàppaat ko ñu ngi ci biir koo xam ni yamba lañ ko jàppee ñu nga génne ko même pas 2 mois ñu jàppaat ko ay 10 kilos 15 kilos ñan ñoo leen koy jox ñan ñoo leen koy jox góor jigéen yi ci sawet ñoo leen koy jox càppataat yi sawet ñooy indi yamba bi fii ñooy indi cocaïne bi ñoo yor faux billets yi ñun ñi ko gisul yoruñu ko ñun les fonctionnaires dignes de ce nom le 5 la ñuy fayu le 15 jeexal nañ dañuy dem defiwaat découvert DMC bi enseignants yi amoon sax war faa tabax defar seeni dëkkuwaay pour bu ñu paree mën a am fu ñu dëkk un enseignant qui a enseigné 35 ans ou 40 ans bu retraité day loué DMC boobu nga xam c'était un naki nga fekk ko fi sax da nga ko supprimer enseignants yi da nga ko supprimer enseignants yi favoriser ko ñi ànd ak yow ku ci soxla nga jox ko mu tabax ku ci dugg pale nga ni ko jox ko 2 millions wax ko li nga bëgg ci moom enseignants yi moom dañuy liggéey ba dee continuer di louer ay kër au nom de quoi nga ni da ngay defar réew mi nga ni soxlay askan wi ñoo la ñor soxlay askan wi ñoru la sa soxlaa la ñor sa 3e mandat ak lu ñor say nit yi nga àndal mais nag ñu ngi lay xaar le 23 février soriwul bu dee nguur gi da nga koo jële woon ci say wayjur da nga ko yor ba ilaa yow mi diini bu dee nag ñun ñoo la ko joxoon le 23 juin la ñuy xaar am na ñu dul dem assemblée du ñu xeex am na ñoo am seen carte la ñuy xeexe mu ngi ci seen poche ñu yor ñun ñi nga xam nag duñ la ko bàyyee foo ko ci àpp nañ ko ci ñun du ñuy dof du ñuy jaahil toxu si wuñ fii la ñu juddoo moomoo ñu juróo ñu jëndoo ñu sa ganaar nenuñu Macky Sall sa député xuusma ñàpp yooyu nga yor defe ni ñoo lay joxaat réew mi yaa ngoog député yaa ngoog loi bu la neex dugalal ñu ngi lay xaar 3e mandat moom boo ko fi tuddee duñ la sa xaar nga yegg 23 février assemblée bi nag moom li fi am 1958 ba ñu De Gaulle diggee indépendance libéré ñu ni vous voulez votre indépendance prenez-la ba léegi assemblée bu nii la nii bu ñaawee nii bu naqaree askan wi nii masu fee am
ma profité ci nag di wax ni ñun Ablaye Wade dañoo bokk ci ñi ko xeex de fond en comble ca kaw ba ca suuf xeex pour jëlee fi Ablaye Wade yaakaaroon ni bu ñu dikkee un président qui est né après les indépendances dana mën a saafara soxlay askan wi waaye Ablaye Wade dañ koy baalu ak ya mu defoon sax que néew tegoon ca réew ma nekkatu ca daa dellu ginnaaw na lastik gu ñu bàyyi réew mi dafa dellu ginnaaw na lastik gu ñu bàyyi te ki ko delloo ginnaaw du kenn ku dul Macky Sall Ablaye Wade kon danañ ko baalu ndax Ablaye Wade daan na déglu kilifa diine yi suñ ne ko bàyyil bu bàyyi Ablaye Wade daan na déglu askanam su askan wi fippoo nar a génn mu dellu ginnaaw le 23 juin au moment où les députés étaient au siège ci auguste assemblée bi Ablaye Wade dafa woote ni génn leen bàyyi leen loi bi Macky Sall moom ni loi bi dana ko jàllale te loi bi muy teg rien que pour sacrifier Sonko mais bu boobaa loi bi bu jàllee c'est pas la peine ñuy dem élection na continuer rek parce que Khalifa Sall dañ ko bloqué Karim Wade dañ ko bloqué Idrissa Seck xuusma ñàpp la mu ngi ci ginnaawam à part Sonko qui est le candidat potentiel xëy na Barthélemy te Barth sax bu leen neexee ñu ne ko da ngaa am dossier justice fi mu nekk nii Sonko la ñuy xaar d'ici 2024 rek mu tàbbi ci seen dëgg sërxal gi ñu dugal ko si biir daal di koy coller le mot terroriste disqualifier ko Macky ñëwaat jàll te jël ñëpp opposant yëpp barke rasulullahi da nga gis yeneen candidat yu bokkut ak yi nga foog yow 2024 doo ñu jiite ñun pare nañoo ak yow fi mu toll nii dégloo tuñ la gëmuñu la yow defal lu la neex nga topp réew mi sàppar yi defe ni looloo lay joxaat 3e mandat ñun moomuloo ñu te doo ñu masa moom Sénégal moomuloo ko donnuloo ko man nag li may wax ci biir APR laa koy waxe militant authentique de l'APR demuma Pastef gedduma demuma réew mi demuma parti socialiste ci biir APR laa bokk man maa koy wax man bu desee lu dul dee man pare naa pour dee Macky Sall moomoo ñu yow yaay kan doo tus li nga nekk ñun ñoo la ko def boo fàttee ni ñun ñoo la ko def nag ñu jëlaat li ñu moom nag di la seetaan te danañ ca dem ak yow ba mu saf sàpp réew mi moomuloo ko duñ la bàyyi ak moom deret di tuuru suñu ay frère di dee kenn du dédommager seeni famille kenn du wax seeni dossier nga ànd ak say dóoraate kat ñuy wax ay nervi am na dëkk yoo xam buñ fa wàccee waxuma la nervi waaye sanda dañ leen di làpp ba ñu mel na pomme de terre bu ñor am na dëkk yuñ koy defee rek dëkk yooyu nga xam bu ñu gisee alkaati dañuy ragal ñooñu ngay yóbbu ay nervi ñu leen di dóor nañ wàcc ci yeneen dëkk dóor fa nit mbaa ñu dóor ku fa dëkk kon bu ñuy génn dóor du xam fu ñuy jaar assemblée boo xam ni cookee fay am ak dàggasanteeg yaa ni ma mbaam ngaak doo mbaam ak ngonk ngaak mbaamu cumbur nga loolu mooy assemblée lii géttu bay sax ko tane ñi jaay ci marché yi sax bu ñu wàccee ñibbi seen kër am na loo xam ni jombale nañ ko seen bopp baadoola nag solal ko costume du tee mu nekk baadoola kaw-kaw it solal ko jasneer bu ñu daamina tegal ko mbaxane du tee mu nekk kaw-kaw assemblée bi ay baadoola ki kaw-kaw ñoo fa nekk tekki wuñu dara respecté wuñu seeni peuple respecté wuñu ñi leen fal ay baadoola ñoo fa nekk ay vaurien ay crétin lañu ñoom ñëpp parce que am na ku ci taxaw ci public bi waxuma la booy xas nit sax nga xool nga bàyyi xel ñi lay déglu télé baa nga fa rajo baa nga fa ay nit comme yow ñu fal nga leen di traité daan yow yaa njëkk di mbaam yow kooku di wax nit ñi mbaam doomi xaraam la mbaam la moom parce que foofu la tàmbalee bu dee nag xeex moo leen di jox réew mi aywa pare leen pour xeex te namm seeni tànk pare seeni kurpeñ baa ngeen dem inscrit di saal ndax lu mu leen jaral ñun danañu ko jaral Macky Sall 3e mandat du fi jàll kooku nelawaale ko def ko sa xel mii si tu voulais sortir par la grande porte nag teel ko déclarer réew mi dal nga génn parce que la tax 3e mandat ngay lewetal ba léegi nii APR gi nga diriger kenn xamagul le numéro 2 parce que nangu woo le numéro 2 te am nañu takk seeni walis teg seeni dàll ak seeni jàjj si jamais que nga ni duma candidat ñoom dañuy doon candidat nga ni yow kenn du ni dama fee soxla réew mi kenn du ni Macky Sall man mënuta am 3e mandat ku ko fi wax bu subaa ñu dagg boppam wàcce ko nanguy ndomboy tànkam askan wi nga falul nag te mënoo leen wàcce ñoo la koy wax 3e mandat moom sénégalais yi séquñu ko ak yow te duñu fa yegg ak yow loolu lañ lay xamal mu leer ci sa bopp sooy nelaw nga nelawaale ko sooy gént nga géntu ko sooy xëy nga xëyaale ko 3e mandat
sénégalais yi séquñu ko ak yow lu mu la jaral nag ndegam yow mi ci tedd ba rekk ba regg yow la ko jaral waxantuma la ak ñun sa dooma nga Dubaay di jënd ay gratte-ciel di tabax di yëkkati mu jëm kaw ci koo xam ni ganaar guy boof yoru ko woon avant 2012 yow nga yor xaalisu réew mi bloqué fonds wu état yëpp yow dong yaa ci am accès crédit DMC bi enseignants yi amoon supprimer nga ko ana xaalis boobu caisse noire ak yow xaalis boobu anamu trésor réew mi yaa ko yor jox ko sa mbokk Ablaye Daouda Diallo alpulaar net da ko bandum heure bu la neexee tibb jox ku la neex heure bu la neexee tibb yóbbu fu la neex réew mi souffrir au moment où les paysans attendent leur semence au moment où am na kër yoo xam ne benn cin lañ doon teg par jour tegatuñ ko te buñ ko waxee doo ko gëm dugg nga ci àll bi tegal ci sa bopp sa bët te waxoo waxi saafara ko ñu naan l'emploi sur la jeunesse DER bi nga joxe woon ña nga ko joxoon lekk nañ xaalis ba leneen nga financé waat ñu naan recrutement des enseignants ñi déposé woon ñëpp ku ci amul bras long jëluñu la ñu jël ñu leen ëpp diplôme gën leen a mën a taxawal pour liggéey réew mi ñu ngi nii dañ leen a yónnee message ñu leen c'est dommage votre candidature n'a pas été retenue ay bras long la ñuy am pour ñu dugal leen nga jël fonction publique gu réew mi di ko politiquer say nit di ko politiquer ku ànd ak yow la ñuy recruter ku àndut ak yow duñ ko recruter loolu mooy ban réew loolu mooy ban réew daa am Palestine wala Israël ñun duñu ay arab de réew mi doonnoo ko ci sa baay dañ la ko joxoon ci anam yu rafet bopp tojul bal tàkku fi deret tuuru fi bu dee mën nga koo joxe ci noonu moom lañ lay ñaanal su dee mënuloo ko nag lu mu la jaral danañu ko jaral ñun sénégalais yi sénégalais lambda yi ñun ñi amul immeuble Paris amuñu ko Dubaï ndegam yow la koy jaral waxantuma la ñun fii la ñu juddoo mas ñoo dugg avion génn réew mi te fii la ñuy deewe te bu ñu deewee fii la ñuy suul lu mu la jaral nag danañu ko jaral suñu or bi nekk Tambacounda ay hélicoptère a fay wàcc di ko jël di génn réew mi suñu pétrole be gasoil bi ñu ni baril bi mu ngi génn ba léegi ñu naan phase test lañ koy yóbbu te gaa ngi koy jaay ba léegi nañ wax ci loolu richesse su réew mi yépp nga boof ci teg ci sa loxo kenn amu ci accès benn sénégalais xamu ci dara ba pare jël alalu réew mi yépp trésor public gu réew mi xaalisu réew mi def ci accès kenn amu ci accès yow dong di buur di bumi dama ni ku lekk lu ñëpp moom sa biir xottiku Macky Sall boo xamul suur naa ñu jàpp sa loxo ni la yónni nag yaa ma ko gën a xam sénégalais fii la ñu yem ak yow lii la ñu seqoon ak yow accomplir nañ seen mission ak yow yoreeluñu la dara yaa ñu yoreel mais ñun yoreeluñ la ñu waxante woon ak yow def nañ ko topp nañ la ba ci buntu kan mi nag suul gi nag moom duñu fa fekk ndax duñ ko fa xaar waaw lii laa amoon doon ko wax pour wane sama engagement politique ci biir arène politique bi que ni man je suis libre indépendant et autonome j'ai pris service en 2001 su magistère Ablaye Wade te masuma am carte PS te la béy daan dunde ba sax sikki mën na caa wuy ba wuy ji yàlla ba faal amul woon naar baabu la santoon ñun ñu ngi doon dund te gisuñu la te dañuy dund après yow aisément et décemment ña nga soppi ñun bokkuñu ci ña nga defar ñun bokkuñu ci ña nga kaase ñun bokkuñu ci kon duñu tiit ñun pour wax la dëgg faale wuñ la sax duñu tiit ñun pour wax la dëgg force nag reste là à la loi bi ci des may wax ni yéen suñu mbokk gendarme yi yéen suñu mbokk policier yi yéen suñu mbokk juge yi réew mi ñoo ko bokk ba ngeen di jàng Macky Sall taxul woon ba ngeen di arrivé Macky Sall nekku fi ba ngeen di doon li ngeen doon Macky Sall nekku fi bu mu leen buux ci kaw askan wi bu mu leen buux ci kaw askan wi encore vous êtes libre indépendant et autonome te seen peuple am nañu confiance ci yéen réew moo xam ni ku fi def justice le capitaine Touré dañ ko daaneel ci la ñu bëggoon mu def ko defalu leen ko am na beneen capitaine buñ fi daaneeloon ba mu wàcc ci terrain bi di ndey politique ay jeune capitaine ñoo xam ni dañoo bokk ci ñi war a diriger réew mi ëllëg ku ci àndut ak moom mu génne décret wàcce la loolu am réew la te kenn waxu ci kon ku nekk ci état suba man mii sax di wax ni mën nañoo xëy léegi rajo ba
ku waxul lu ko arrangé wul daal daañu la coller motif moom ba génne la ci administration bi te ñooñu ñuy def dañoo jàngi woon pour servir leur pays ñu génne leen ci gestion réew mi Macky Sall génne leen ci lu dul dara ci loo xam ne intérêt boppam la mu bëgg leen caa yóbbaale justice bi encore une fois bañ leen loolu police bañ leen loolu gendarmerie bañ leen loolu soudez-vous ngeen nekk benn bloc seen askan wóolu nañ leen doyloo nañ leen Sénégal kenn xeexu fekk policier kenn xeexu fekk alkaati te lépp lu yoon di tere ñun duñu co def te ku ñu gis nga cay defit duñ ca ànd ak yow mais évitez de ranger ci côté pouvoir bi parce que pouvoir yi daf fee ñëw te daf fiy jóge bu mu leen teg ci kaw askan wi ngeen di dóori lacrymogène naka tirer parce que ñi ngeen di tirer c'est vos frères ñi manifester itam force de l'ordre yi duñ seen ay adversaires c'est pour instaurer la loi sànni xeer beeg yooyu yëpp matu ko li ñu war a sànni mu ngi suñu poos génn wax kenn mënuñu koo tere bu génn sànni nag jotee carte la ñuy sànni mais xeer kenn sànni loowu ko kenn bu jotee nañu ko sànnile woon mu gañe nañ ko sànnile keneen mu gañe keneen laa wax nag ku askan wi yaakaar ni bu ñëwee dana jële réew mi fii mu toll mais Sénégal fi ñu toll nii comme caaya Baye Fall foo xëcc mu xotteeku caaya dof sax laay wax foo xëcc mu xotteeku mel na lastique gu ñu bàyyi fa Ablaye Wade tegoon réew mi ñu war a jóge foofu def benn sursaut bokk ci réew yi émergé Sénégal dafa dellu ginnaaw ba mel na ci 1965 lañ nekk kon loolu war nañ ko xoolaat sëriñ si yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy déglu itam dimbali leen ñu vous êtes trop influents te it alxuraan a leen ñor dëgg leen ñor la ngeen am ba ngeen koy am Macky Sall ñëwagul Macky Sall yéen a ko mën a jariñ mais mënu leen a jariñ da ngeen a bokk ci ñi réew mi di déglu nag ñu yaakaar seen kàddu yaakaar seen xalaat ngeen wax parce que yéen vous êtes autonome état yoru leen dundalu leen yéen ci beneen facette ngeen di évoluer yàlla moo leen ñor ak yonent bi kon war ngeen a wax itam ñu ngi xaar seeni intervention ñun ñi nga xam duñu dara nag bu ñu ciy wax dëggal ñu ñor moo tax ñu ciy wax mais yéen ñi nga xam ñu ngi leen di déglu te bu ngeen waxee askan wi dégg te bu ngeen nee toog leen ñu toog bu ngeen nee jóg leen ñu jóg wax leen lillahi wari rasulihi Macky Sall mënatul am 3e mandat te réew mi pare nañoo ak moom tàggoo nañoo ak moom yóbbal toog fii nag ba mu fi rey ay sénégalais di fi tuur ay deret loolu Sénégal weesu na ko di jël ay loi naan nit ñi terroriste amul ci réew mi attentat masu fee am guerre civile masu fee am coup d'état masu fee am fii liggéey la ñu xam jaamu yàlla ak topp sunuy sëriñ bu fi ñëwee moo ko fi indi ndax góor jigéen gi moo ko fi indi franc-maçon gi moo ko fi indi kon ñun wàccoon nañoo ak moom lii laa amoon lu may wax sénégalais yi di leen gërëm di leen sant di wax ni wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.